téléspectateur Fekh TV salaamaaleykum suñu mbokk internet yi maa ngi nuyu ñëpp képp ku nekk nga toog maa ngi la fay fekk di la tette di la tatagal di la jox sa wàccuwaay te di la jox loxo di nuyu waa Kaolack nangaa ñëpp aw ma seen fay waaye tey nag damay nuyu waa Salamata dëkk Père Mbow xaritu xale yi nga xam ne ñoo nekk biir Fekh TV di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaan yàlla ñu tëdd ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp bañ dem seen kër njaboot yi mais nit nekk ci prison yi caay fete leen kanam dañ delloo seen kër njaboot yi ndax liberté dafa neex nga xañ la ko dafa metti comme toujours rek sama plateau dama ci ànd ak sama jantal père ñu koy wax Père Mbow waaye tey dañoo am invité spécial ñu koy wax Cisco balaa ñu continuer nañ bàyyi Père Mbow nuyoo. jërëjëf sant yàlla julli ci yonent yàlla Mouhamed di nuyu téléspectateur u Fekh TV di nuyu suñu mbokk internet yi nag ndaxte yaakaar naa ni émission la boo xamante ni moom la réew mi xaar waaye moom la Sénégal di xaar di thème boo xamante ni buñ ci demee ci kanam tuuti dinañ xam ni dëgg neexul ndax nag fi mu ne réew mi moo toll foo xamante ni si dafa laaj ñu waxtaan ak askan wi waaye nag ñu yee leen ci façon boo xamante ni si dinañ ci mën a gérer ba yor ci seen àdduna xam fi ñuy teg seen tànk. sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad di nuyu borom tawfeex bu baax a baax a baax te di ko ziar di nuyu nag Thierno Sama sax ak Thierno Samba Ba suma xarit Moussa lii maa ngi koy ziar bu baax di nuyu ñëpp di sant ñëpp tey nag suma plateau lu ma ci Mounass wax na ko ndax ki nga xamante ni mooy Mounass nekk ci kanam yaakaar naa ni may consultant am nekk ci wetam ànd ak suma doom Cisco la wala Susco wala nuñ koy waxee ci tubaab dafay xaw a doy waar waaye dama lay delloo kàddu gi rek bu ko defee nga waxtaan ak moom tey nag dama bëgg ngeen jël seen garde dana métti dana yàgg. ay Fekh TV. waaw salaamaaleykum chers téléspectateurs bienvenue sur Fekh TV la chaîne du bien-être maa ngi ziar ñëpp di bëggee képp kuy saxoo di seetaan di déglu di topp tout le temps di nuyu Père Mbow sama jantal père sama xarit di la bëggee yow tamit di wax bon waaw maa ngi dalal sama bopp fii sama kër la. kenn ëppalew la fii waaw tey nag dañoo amoon thème boo xamante ne dafa doy waar comme toujours rek thème de la semaine da leen di indil loo xamante ne nii société bi ñemewuñ ko waxtaanee wala ñu ngi koy gis ñemeñ cee teg ci seen tànk te duñ ko waxtaanee te tey xam nga lu ma la indil. loo ma indil. accusation. ak i. accusation. loolu de daawul am loolu de xanaa daawul ànd ak xéewal. accusation maanaam jiiñaate ci wolof. jiiñaate moom laa lay wax. loolu de Mounass jërëjëf andi nga thème bu am solo. ndax nag bu fekkente ni yàlla suñu borom dafa dogal ñu wàcce nu ci kaw suuf pour njub pour def li nga war a def wax lu baax def lu baax suñu borom dogal ngay doomu aadama waaye say valeur dem li tax say valeur dem mooy valeur dafa xaw a am solo ci doomu aadama dana tax su ëllëgee booy dugg li ngay dugg da nga koy xam waaye booy wax da ngay xam li ngay wax lu mu doon ndax accusation dafa xaw a doy waar man gis naa ci kaso yi ñoo xamante ni si def nañ 10 ans ñi def 15 ans ñi def 20 ans ñii suñu borom moom leen ci kaso yi ñu accuser leen fekk catastrophe am nit ñëw di sauver ki ñu doon lor yàlla suñu borom dogal nduxum am ca yoon ñëw fekk ko fa mu taxaw ñu teg ko loxo bala ñu koo àtte lu gàtt dana daw fukki at ak nangam bala ñu ko àtte lu gàtt lu mu am ay mbokk dana dem ñaari at ba ñett te loolu muy erreur yoo xamante ni ñu war ko bàyyi xel li tax thème bi ma am ci fierté am ci cawarte mooy dama bëgg nit ñu delloo si seen xel xam nga sunu mbokk yi dañuy doorante xeer bi caaga ñu ne nañ def ndànk ndax ñu ngi gaañ ci sunu bopp c'est-à-dire loolu boo ko déggee mooy kon erreur am na ci biir erreur bi am ci biir mooy bi yàlla dogalee déclenchement am xeer ya daw ñu war a vérifier lii lan moo ko indi déedéet kenn ku ne nga jël saw xeer rek tay ko sa morom biñ demee nag ba sonn ñu xam ni yëf yi ñoomu neen la ci lañ reculer waat xam ni ñu ngi def erreur moo tax ma ni la nañu xoolaat suñu dund xoolaat li ñuy vivre xoolaat suñu diggante doomu aadama yi ba li nga xamante ni moo ci di ak tooñ bay accuser nit di ko tëjlu wala nga koy reylu ñu def ci ndànk damay teg sama baaraam waaye thème bi du yomb tey de. du yomb Cisco yow ñu gis ne
jeune nga te gis nga lii daw ci société bi parfois xale bu jigéen dina la gis bëgg la mu jaral ko mu def lu ne mënu laa am mu ñëw sa néeg tëdd nekk ak foofu yow jékki yuuxu ne viol yow lan nga gisee loolu. bon d'abord maa lay remercier bu baax di wax ni franchement génnati nga ci leneen loo xam ne c'est très important lu ñu war a waxtaanee mettre ko en valeur bon accusation nga wax maanaam jiiñaate man je pense que ni li ñu war a njëkk a def mooy xool lan mooy accusation lan mooy jiiñaate d'abord dans un premier temps nga analyser ko ba xam ne lii nii mooy jiiñaate d'abord pour nit ñi xam parce que tooñ ak jiiñaate mën na am différence bon parce que tooñ mën nga yàqal nit dara mën nga ñëw toi dal ci kaw nit des trucs de ce genre alors que accusation peut-être ça va au-delà de loolu noonu par exemple nit mën na teg waaw nit mën na yàq àdduna nit juste parce que voilà créé na loo xamante ni de toute pièce jiiñ ko ne diw moo def lii wala lii waaw léegi beneen aspect bi ci nekk moom mooy par exemple quand tu parles de justice nit ñëw fekk la sa kër jéem la fexe am nu mu la amee ba sonn mënu la am mu ñëw tëddee yow wala def sa néeg dara xam nga accuser la de kii pour man foofu noonu dañuy indexer notre justice directement sans pour autant porter de gants quoi waaw parce que mënuma comprendre bëri na cas yu mel noonu nit ñu jiiñ la loolu après ñu dem ba ci biir plus tard 5 ans 6 ans 7 ans après on comprend que ni kii nii ndekete moom deful woon lii nii quoi léegi nag préalable yi c'est quoi mooy par exemple bu mbir amee ñu jël la peine voilà jël la peine xam nga de passer sur toutes les étapes maanaam xool def ay enquêtes bañ a yàkkamti parce que dañ ni ci en droit boo jàngee droit dañ lay wax ne la def prison c'est-à-dire exception la maanaam bu mbir amee nit bu defee dara pour mu dugg prison loolu mooy exception bi la règle c'est d'essayer de voir comment faire pour kii li mu def nii ñu xool def enquête pièce par pièce ba xam lan la mais fii dañ naan salaamaaleykum jiiñ nañ nit dara yow avant ngay am temps wu expliquer wala wax c'est-à-dire jël nañ la dugal nañ la ci kaso bi léegi di xaar léegi moment boobu noonu yow sa image mi ngi ternir maanaam mi ngi yàqu mi ngi salte ñu bëri et puis ak réseaux sociaux yi léegi mbir day am léegi nii tas dem waaw léegi nag balaa nit ñi di xam ne que kii ndeysaan deful fekk sa der yàqu na waaw saltel nañ la sa der affaire yooyu noonu voilà léegi nag man je pense que ni lorsqu'on parle d'accusation parce que bu ñu indee mbirum yàlla ne ragal yàlla parce que ragal yàlla bu tuxu ci dëkk rek xam nga lépp day yomb. mooy li Père Mbaw wax rek perte de valeur parce que nit ki bu demee ba jombatul def leen na rek. di indi yenn yi tegal foofu sa loxo na ñëw Père Mbaw yow yaa ngi ci biir kër yi père de famille la wante gis nga ne sa soxna dina dem marché mën na dem ci jaaykat bi muy jënd dara jaaykat bi jiñ ko ni dafa jël maanaam njaayam def ci peñe marché bi yóbbu alors que amul ñu yuuxu ko sàcc topp ko dóor ko fekk loolu amul même bu dul soxna sax wala ñu ko xam dafa xaw a wérati ci biir marché bi loolu noo ko gisee. mais xedd ku ci ba nga lakkaleegul loolu olof yooyu mooy nit sa comportement dafa am solo ci doomu aadama su fekkee ne yàlla dafa dogal nga jël sa siwo marché xamuñu ci lu dul yow ci jub en général jub dafa xaw a doy waar su fekkee dëgg la yàlla sunu borom benn instant mooy ñëw nag taxaw sauver la ni mu lay sauver mooy benn accusation dafay am ñu ni non jabaru Père Mbaw dafa dem ci marché bi jël benn supame waa ji jiiñ ko sàcc ni ko nangam gis nga ki nga xamante ni tey moom moo ko jiiñ li nga xam ne mooy càcc gi dara amu ci sunu borom mooy ñëw taxaw très rapidement am na ko koy sauver koo xamante ni si day taxaw bu ne ndaw si benn munu ko fukk bu ko nee benn munu ko fukk xam nga fu ni mujjee non damaa def erreur parce que damaa jàppoon ni parce que li tax sauver boobu di am mooy njub gi jëkk ci xolam sunu borom a ko def moom mu jub lool macha allahu taala mais liñ lay jiiñ soo ci amee lu toll ni li weddi dee taq ci liñ lay jiiñ même buñ la accusé kenn mun laa setal boo déggee ñu naa weñ gaa nga bañ a ca mbàñña xaan ma loolu xale yi xamuñu ko te dañ ko war a gëstu gis ko kooku xale yi dañ ko war a gëstu weñ gaa nga bañe ca mbàñña xaan ma olof ni ab tegale bu guddee te daanul ba jiitoo jub yow yaa nekk ci biir kër gi di mag yàlla dogal nga juddu jiite ñépp
amul kenn ku la fi mag yaa mag ñépp mais li la yàlla natoo mooy juboo ci kaw jubadi gi nga nekk ci biir kër gi am nga complexe xale yi génn pour topp sa gannaaw doo ci wax nit dëgg doo ci teg nit yoonu siraatal mustaqim mais yow jàpp nga ni li nga nekk ci dëng rek jàpp nga ni loolu mooy dëgg looloo tax ñu ne xale bu ne la mu nàmp rek lay toqamtiku mooy waral weñ gaa nga bañ ca mbànjaxaan ma mais xale bi moo réew xale bi moo yàqu ñu daan ne xale bi deful dara de weñ gaa nga bañ ca mbànjaxaan ma mbànjaxaan ma mooy lan mooy kilifa gi nga xamante ni moo jiitu ca kër ga war a redresser xale yi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim def ci ñoom éducation ndekete moom moo yées ci àdduna bi xale yi nag buñ gimmee moom la ñu roy. mais père Aran dogguma la mais dafa am ñaari point yoo xam ne d'accord ma ci ak yow. ma bëgg nga relancer waat foofu. aywa na leer benn bi mooy premier bi yaa ngi naan ki nga xam ne dafa dem marché. bu demee yiw bi nekk ci moom. waaw dina tax même bu ñu ko jiiñee mbir. léegi yàlla mën na ñëw sauver ko. mais gis nañ ba taay. nit ku deful dara. dem marché ñu taxal ko dóor ko. taxal ko ba yóbbu ko kaso. d'accord naa li ba am relancer beneen bi après nga ñëw c'est bon ci beneen bi mooy li nga wax léegi tout à l'heure par exemple nit ki li mu nàmp lay toxamti ko waaw gis nañ tamit ba taay waajur boo xam ne ñefe na liggéey na lu ne daj na ko ci doomam waaw doomam génn waaw dëng jaar def lu ko neex waaw est-ce que foofu noonu dañu war a wax ni parent bi moom moo tax doom ji mel noonu wala dit mais dafa am ñaari contraire yu ci am mooy ki nga xamante ni tey dañuy wax ni guy day jur xetax xam nga loolu waxu wolof la comme li nga jëkk a wax ci li ma la expliqué woon que sunu borom dafay sauver nit dëgg la daf koy sauver mais li nga wax it lu nekk la parce que di nga gis nit ku baax ba baax jeex tàkk mu génn fii ñu teg ko tuuma boo xamante ni ba àddunay tukki bala moo teggeeku foog deram yàqu ba pare yëf ya door a teggeeku ko loolu destin la maanaam nattu la bu la yàlla teg ala kulli xaal day am mais yanu jàpp caa gën a wóor jubal yow mi jiitu bu mënee ne nga jub li topp sa gannaaw su ëllëgee lu ca mën a am du ñu wax ni weñ kaa nga bañ a ca mbañ a xaan ma dañuy daan ne kii de bàyyam ku baax la. léegi kon est-ce que baatu olof est-ce que baatu olof boobu xaramaagale dama lay expliquer man daal kii de bàyyam ku baax la yaayam ku baax la koñ bii mu nekk fii kenn xamalu leen dara ci àdduna waaye nag moom mii de su fekkente ni si sunu borom da koo natt mu bon maanaam jikkoom la waaye du ndeyam du baayam bu ko defee ñoom ñaar ñoo ñee dañuy wàcc mais li nga wax noonu dama ko d'accord parce que ci côté ñaari version yi ma la wax yépp benn bu ci ne dafay mars parce que ki nga xamante ni moo jiitu ku ñëw mu teg ci yoon siraatul mustaqim sàmm la def na li ko war man su ma màggee signalé gauche jaar de droite man la su ëllëgee bu ñu sikk man lañ sikk waaye duñ sikk kilifa ga te li gën a yées ci àdduna mooy dem ci kër sikk kilifa ga ndax xale bi nga xam moo def bêtise ci àll bi sa baay bi nga xam moo nekk ci kër gi suñu borom natt ko muy nit koo xamante ni ku dëng la bu xale bi dëngee bala ñoo wax xale bi ak dëng teem dañuy daan ni déedéet mooy li ma la wax weñ gaa nga bañ ca mbañ xaan ma waa léegi wañ ngaa nga bañee ca mbañaxaan est-ce que loolu donc wax ju wér la kon si parce que pour man wax ju wér wax ju wér la pour man wax bu wér warul am contraire par exemple bu ñuy analyser lorsqu'on dit que ni par exemple diwkat ni mu mel ay waajuram a tax ñu gis ne kii ay waajuram ay nit yu baax lañ ay nit yu fi liggéey lu baax lañ moom mu ñëw dëng te olof moom nee na wañ gaa nga bañee sa ñamba xaan ma waaw léegi wañ nga bañee ca mbàñña xaan ma buñ ko waxee dafa am mais dafa am loo xamante ne wax naa la ne la contraire day am valable pour ñëpp mooy non parce que li tax valable pour ñëpp mooy ki nga xamante ne yow yaa nekk ci kër gi yàlla dogal nga jub yow jub nga léegi li topp sa gannaaw teg nga leen fi nga leen war a teg moom su signalé gauche laa wax jàdd droite moom la mais toujours nga gis koo xamante ni baayam day bon lool ndeyam bon lool mu juddu mel noo xamante ni si dañ naan non pourtant kii de doomi diw la ñu ni déedéet pourtant baayam day musu fee def lu baax yaayam musu fee def lu baax mais li ma lay wax noonu foofu kàddu boobu amatu fa place li ma lay wax noonu ci ñaari version yi benn bu ci ne daa dem
père tegal foofu sa loxo Cisco même ma ñëw. Cisco des fois ngay sëy ak nit yaayam gaañu wala papaam gaañu nga nekk ak sa beau père wala sa belle-mère du la supporter mu waral mu def yéen ni parfois ba jiiñ la dara génne la këram papa ji ñëw dogoog yow wala sa yaay ñëw dogoog yow alors que xamul ni mu demee loolu tamit nan nga ko gisee ban jàngat nga ci. waaw loolu cela revient toujours à dire rek mooy li may wax gis nga àddina li gën a am solo ci doomu aadama mooy tey ak dal c'est-à-dire bu mbir amee c'est pas parce que sa jabar sës na ci yow rëq rek moom bu ñëwee ne la lii nii li moo xew wala diw lii la def parce que jurul xale bi rek que loolu noonu moom moo am. yonent wax na ko. waaw parce que gis nga boo nee tekk woon la yoon. waaw parce que tamit pour man jiiñaate du fi jóg. du fi jóg jamais. moo ko ci àdduna. waaw léegi nag li am important maanaam solution bi nga mën a indi comme teg ko mooy par exemple nit ki ñëw na jiiñ na nit tey bu ñuy sensibiliser côté boobu la ñuy sensibiliser jiiñ nañ nit dara def na ko defu ko li tubaab di wax le bénéfice waaw bénéfice du doute waaw léegi jusqu'à preuve du contraire yow xaaral waaw laajteel gëstul àndal ak dal parce que ñëw nañ ne la diw moo def lii ne rek nga ne ok moom moo ko def sanction dal ci. mais léegi xam na lan moomu jaaxal foofu. Cisco lan moo tax nga dugg fu am solo ci thème boobu mais ci li ma ciy wax mooy. mais lan moo tax suñu justice wala suñu gouvernement wala suñu. ñi war a lijjanti yoon. amuñu expérience bu toll nii bu action amee rek ñu tey. mais action dafay am très rapidement ñu daal di jël ki nga xamante ni mooy adversaire bi dugal ci kaso ba pare boole ko teg ko mandat dépôt 10 ans léegi waxtuñu ay waxam lan moo tax yow xalaat boobu nga wax noonu ñoom duñ ci réfléchir xool ba xam lii war naa mën a jàll wala wërta mën a jàll. comme ni ma leen ko doon waxee rek am na dëkk yoo xamante ni juge ya fa nekk dañoo mës a dund genre violence yooyu moo tax boo fa demee pour ñu àtte la problème lay doon il suffit ñu ne cas viol la rek dañ lay tëj 10 ans sans autant xam nan la problème bi demee looloo tax perma bu wax waxu justice dina jafe fii Sénégal pour nit àtte nit ci dëgg. waaw loolu perma si li ma relancé noonu c'est-à-dire loolu mooy justice à deux vitesses. maanaam par exemple tey doomu diw ak ku dul doomu diw. loolu moom dañ koy gis suñu dëkk bi tey bu fekkee yow yaay doomu diw sa baay am na fi tur wala sa ndey buñ la waree àtte mu war a jaar fi mu war a jaar du fa jaar day gis vite fait on étouffe l'affaire après ñu jàll ci leneen mais tey ki nga xam ne benn Cisco nga xam ne papaam du dara yaayam du dara ci ni ma ko mën a waxee ah tey bu duggoon ci benn mbir mais ci kaso bi lay dee waaw léegi nag loolu moom moo tax nag ñun ñi nga xamante ne ñooy nekk peut-être ci basse classe bi waaw ñoo war a gën a mën a def attention parce que ki lay jiiñ moom peut-être que am na lu mu la ñeewee waaw am na lu mu teg bët ci yow am na lu mu bëggoon te yow peut-être yow nga am ko mu ne déedéet kii lii duma ko parce que lii indi jiiñ mooy iñaan mooy teg nit bët soxore ko léegi nag comment faire pour que loolu deñ xam nga obsession waaw obsession parce que bu fekkee loolu da ngay dugg ci cadre peut-être ñaar nit yu bëggante wala nit ku bëgg nit topp ko mu nekk ak keneen mu ne non kii du ma seetaan mu nekk ak kële loolu yëpp moom mooy iñaan bi rek léegi nag ce qu'il faut faire bu ñu analyser lii ba pare c'est-à-dire on essaie de voir lan mooy mën a nekk solution yi comment faire du yomb nag certes du yomb mais jéem a rafetal xol yi loolu dégg dañuy juddu dégg ko fi nañ bëggante nañ def lii nañ def laa mais fu mu toll nii ku yàlla musal rek moom moo fi mën a ne léegi nii ak avènement aux réseaux sociaux yi on voit ni gars yi di tuumalante ni gars yi di yàqante vidéo yi di lam di ñu parfois ñu collage la wala monter la lii ne diw moo def lii ak alors que defu ko xam nga mais nag ñi ñu jiite ñoom ñoo war a comprendre que ni tey accusation dafa nekk lu doy waar te ki lay àtte fii bu doon xalaat ne que yowmal xiyaam dina ñëw lépp lu mu àtte woon mu war ko waxaat donc dina xalaat ne que kii may àtte mën na nekk sama jarbaat mën na nekk sama doom mën na nekk sama lu ne. non mais solution yi nu mën a am. mooy delluwaat ci yàlla suñu borom jiital ragal yàlla su ko wax na ko léegi lu waay wax da nga ko waxaat lu waay àtte da nga ko àttewaat mais man dama jaaxle dama xaw a am jaxas ci suñu borom dimbali na ma sax ba xëy na réseaux sociaux lañ koy wax xuma man duma ko lire duma ko xool. man boo ma ci doon saaga wala nga ma ci def loo mën a xam yow la man concerné moo parce que du ma ko xool mais bi mu dikkee ak léegi bari na lu mu defar waaye bari na lu mu yàq ndax comme li ngay wax léegi nii rek
accusé nit mere ko dem dagg bopp ba monté ci benn affaire dugal ko ci benn point boo xamante ni si ku ko gis da nga naan non Père Mbow déedéet Père Mbow yow romb la ak ay drame di xaan-xaane nga naan xooleen paa bi moom la ñu dugaloon ci réseau bi moo doon def nang te yàlla xam ne ni barki salaatul faatihi gisul sax ku koy def waa léegi nag lu xew xam nga Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala anu yàlla yokk ay leeram dama daa dégg muy wax ay action mu ni li dugg ci réew mi damay reyanteeg ñoom guddeeg bëccëg réew mi ci kanam tuuti dana bari deret lool dana bari nangam accident yi nangam est-ce que jotul borom xam-xam yi wala kilifa yi jéem a gëstu lu xew ndax nit ñi changé nañ ci benn façon boo xamante ni amatuñu kersa li ñuy def dañ koy def nga di leen xool ñu di la xool yenn saa yi sax bu jëkk da nga daa def naafeq jàkkaarloog sa adversaire su fekkente ni dëgg neexul cëgg desatul ci guy ci wàllu wolof maanaam amatoo gauche booy jaar wala droite da ngeen di jàkkaarloo mais en mais soo dee wax da ngay sëgg parce que da ngay xam li ngay wax du dëgg mais au contraire léegi ki nga xamante ni moom nga jàppanteel boo dee wax ak moom da nga koy xulli bët yoo xamante ni si ñi taxaw di leen jugé dañuy daan ni kii li mu wax dëgg la ndax bi muy wax daf ko xool ndax dafa ñeme li muy wax kon nga xam ni ñeme yàlla gi dem na foo xamante ni si dimension bi ëpp na. mais est-ce que du yéen parents yi yéen a démissionné ci éducation wu xale yi aussi. non attends xam nga kaay ma yar la amoon na waaye amatul léegi kaay yar ma moo gën a wóor ndax actuellement man sama doom ji may jural suma bopp am na loo xam su ma ko bëggee ci moom dama koy négocier te bu jëkk yàtt ngay jël teg wala nga jël force nangam ngay def force demal ma nangam force man de barke salaatul faatihi yónni nañ ma 4 kilomètres lañ seetu ñett dërëm. mais lan moo changé 4 kilomètres lan moo changé. te loolee bi muy am son papa di ma woo di ma ko defloo aw ma pexe aw ma lay. justice su Sénégal yan solution lañ war a jug ci loolu. non mais loolu moom dina xaw a compliqué trop parce que justice bi moom comme li ma waxoon sànq rek. il sera très difficile pour que équité am moom maanaam équité maanaam du am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey xam nga ñuy juger les personnes xam nga ci au même pied d'égalité loolu moom dina mettre trop pour mu am ce que je propose kay mooy ñun ñi nga xam ne ay néew di doole lañ nañuy fexe di moytu au grand maximum comprendre nga bu ñu la jiiñee nag accuser la jaay la doole après peut-être li ngay mën mooy delloo lépp ci yàlla rek te xam ne un jour viendra suñu borom dina àtte quoi. moo mën lépp mooy kenn Père Mbow mën nga tàggatoo waa semaine te xam ne thème de la semaine du jeex. waaw te thème bi yaatu na yaatu boo xamante ne nii mën nañ cee waxtaan yeneen plateau. jërëjëf Mounass di la nuyu bu baax te di la jox sa wàccuwaay. di nuyu Gisco bu baax mais fi mu mujjee rek laay daanele mooy justice bi nañu jéem a góorgóorlu te yokkaat seen vigilant te xalaat bu baax te xam ni ala kulli haal lu ñu àtte ren tey bu àllëgee dinañ ko àtte bu action amatee nag loolu ñuy wax bu ndox tuuree an bàq des déedéet dañuy rootiwaat ni ñu koy defee mooy bu action amee rek ñu teey xool ba xam lii lan la su fekkente ni si mun nañ koo garder mu dem këram toog ñu jéem ko lijjante xool nan lañ koy def bu ëllëgee suñu borom suturaal ko nañ ko def mais salaamaaleykum maaleykum salaam ñu dóor la ci kaso bi 10 ans soog laa àtte yaa def yaa ngi ci biir defoo yaa ngi ci biir ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suma caméraman yi Modou Baye Fall Mor ak suma borom son bi nu mu tuddati Tito ak Aline Badara ak suma doom yi ci des suma doomi technicien yi di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne nag affaire bi nii la kenn moomu ko def te yàlla tax wax te yàlla tax ànd ak télévision bu mag bi di Fekh TV ma bëgg nag Tito na ma waa Saloum xaar Île de Saloum ndax maa ngi préparé loo xamante ni sama digganteeg ndaanaan ya fa ne du ma ko tuddagul ndax surprise la yàlla na ñëpp am jàmm kontaan naa suma xol sedd na merci. téléspectateur Fekh TV tey na mu sama nuyoo Thiès laa koy yemale du nuyu Elimane chéri maman Nabou Baye Mouhamed nuyu naa ñëpp kontaan naa ba beneen yoon incha allah. waaw kay.